flaque Korok Perpète Arrivant Diagan wala Corvée lexique boobu ku ko dégg xam ni tey ñu ngi waxtaanee ñi ci gannaaw miir yu guddi yi. Sens interdit sur Sen TV dafay aborder tey les conditions de détention dans les prisons sénégalaises. Sens interdit sur Sen TV tout de suite après la publicité. Sénégal ñu ngi leen di nuyu am mbégte dalal leen ci Sens interdit sur Sen TV Sens interdit tey di indi beneen thème beneen plateau de réflexion jagleel ko ñi nga xam ne ñoo nekk tey ci kaso yi mooy ñi ñuy wax ne caabi daf leen a féete gannaaw. wax nañ leen sànq flaque bu ngeen déggee flaque ci kaso mooy flagrant délit bu ngeen déggee perpète mooy perpétuité wante bu ngeen déggee Korok mooy correctionnel kon am nañu noo xamante ne bi moom la ñuy woowee lépp lu leen fa dal. cour nag saay bu ñu ko déggee xëy na xel day dem ci ëtt wante bu ñu nee cour ci kaso mooy waxtu wi nga xam ne ki ñu téye dina ko génn fudd ay tànkam wala wa ila mu def sportam. bu ñu nee corvée itam ku ne xam na ni kaso dafa am nu mu tëddee am na yu ñu leen fay sas ci yooyu lu ñu leen ci sant ñu def ko yaa xam ut ndox yaa xam bale fa ñu nekk dañ koy duppee corvée wante Diagan mooy li nga xam ni moom la ñëpp bokk ndax mooy seen menu principal. kaso yi nu mu tëddee ci Sénégal loolu la ñu bëgg a xool avant ñuy door waxtaan wi. réewu Sénégal am lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari établissement pénitentiaire fanweer ak ñaari maison d'arrêt et de correction ñaari maison d'arrêt yu nekk fii ci Dakar ñaari camps pénaux mu di camp pénal bu Liberté 6 ak Koutal ak itam benn maison d'arrêt bu nekk ca Sébikotane yu si ëpp ci ñoom ñu ngi ko ubbi woon ci temps colonial. fii ci Dakar am na ñaari prison yu ñuy denc jigéen ñi mu di bu Liberté 6 ak Rufisque beneen kaso bu ñuy denc gune yi di mag bu Dakar Anne ak benn pavillon spécial ci hôpital Dantec ngir détenu yi feebar. ci théorie kaso yi fii ci Sénégal ñetti junni nit la war a dalal ci jeextalu atum 2011 kaso yi ñu ngi doon am lu toll ci juróomi junni ak juróom-ñaari téeméeri détenu yoo xamante ne ñetti junni yi ay prévenu lañu maanaam ñoo xamante ne kenn atteegu leen yéex gi ñuy yéex atte ñi ñuy teg loxo moo waral nag ba xaaj wala sax lu ëpp xaaju nit yi nekk ci kaso yi di ay prévenu kese ba bés biñ leen di atte xam ndax dañu leen ñu denc ci biir kaso yi wala sax dañuy mën a dem am seen liberté. surpopulation carcérale di kaso yi fees dell ba duñu sax àttan nit ñiñ fay denc nekk na nag jafe-jafe bu rëy rëy ci kaso yi ci Sénégal rawatina fii ci Dakar ndax nag Dakar rek suñ ko xayma dina dalal lu toll ci 40% population carcérale bu Sénégal di nit yi ñuy tëj bërëb yi ñu leen di denc nag doy waar loolu ndax nag dina boole xat lëndëm salte waaye itam xet gu bon ndax nekkin gi benn néeg rek mën nañ ci denc lu ëpp téeméeri nit lu ni mel tax ba kuréel yi faral di xeex ak yelleefu doomu aadama di koy faral di nakarlu saa su ne xeex googu sax moo taxoon ba ci atum 1995 si la ñu jot a séparé quartier jigéen ñi ak quartier góor ñi waaye itam quartier yi nga xamante ne pour mineurs yi la waaye teewul ba tey soppiwul lu bëri ndax jafe-jafe yi ñu ngi fi ba tey te képp ku nekk ci établissement pénitentiaire yi moo xam ñi ñu teg loxo wala sax personnel bi fiy liggéeyee ñoom ñëpp ñooy dund jafe-jafe yooyu. Safiatou Ba Ndiaye merci kaso yi ak ni ñu tëddee ci Sénégal xam ngeen ñaata kaso moo fi am ak ni mu tasee ci biir réew mi kaso nag communauté carcérale bi ñett lañu ki tooñ ki ñu tooñ ak ki juum ñoom ñëpp nag buñ leen fa dencee dafa am lu ñu waraloo ak ñoom am na ñoo xam ne dañ dem di ko gëstu muy ñi nga xam ne ñi ngi dox ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama am na ñi nga xamante ni bi tam ñoom la ñu tuddee l'administration pénitentiaire muy benn démembrement bu nga xamante ni bi ci wàllu justice gannaaw bu ñu àttee ñoom la ñu dénk ñoom ni ñu yoree ñi nga xam ne ñoom lañ leen di dénk yan jafe-jafe la ñuy jànkonteel ngir yor leen yor bu dëppoo ak ni ko yi àq ak yelleef bëggee wante itam yor bu dëppoo ak ni ñu yore doomu aadama bëggee ñoom administration pénitentiaire naka la ñuy yore ñin leen dénk wante itam ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toogal askan wi muy député ndaw réew mi def nañ fa ay jéego xool ñoom itamit naka la ñuy yoree ñi nga xam ne ñoom la ñu denc
ci kaso yi loolu laa bëgg ñu seetaan ko ñoom seen ay jafe-jafe lañ fa gis ci lu ñu war a soppi wala lañ fa gis ci lu leen jaaxal ñu dellu si waat ci plateau bi. boo gisee yenn conditions yu métti li ko waral moo di depuis 1822 jusqu'à présent est-ce que au Sénégal am na fu ñu tabaxee kaso. indépendance ba léegi mosu fi tabax ay prison loolu tamit problème la. boo jëlee un établissement pénitentiaire quelconque mu war a def 800 détenus mu dugal fa 1500 détenus. ñett ba ñeenti chambre yoo xamante ni bi benn bu ci nekk da ca nekk ci ay nit ëpp na 200 rek juróom fukk ak lu topp. loolu neexul administration pénitentiaire. kenn waxul ne ñoom seen biir kaso yi dañ fa nekk di torturer waaye condition de détention yi nekk ci biir kaso yi tey ci Sénégal mun nañu wax ne dafa jege li ñuy wax torture. surveillant des prisons yi duñu ay bourreau. mën nañoo wax ni sax ni nit warul mën a nekk ci conditions yi mel noonu quel que soit loo def. ci dëkkin ni ñuy dundee ni ñuy dajaloo foofu maanaam àq ak yelleefu nit sax bàyyi ma sax léeg-léeg maanaam waruñu ko téye noonu. La prison c'est pas un enclos où on enferme des rien que des xam na laa ko mën a waxee mais kaso daal nekkul loo xam ne lii bu xesee dugg ci biir yëpp dafay tëju sa ginnaaw. nañu gis nu leen di tërale soreewul ak ni ñuy def ay jën ci potu sardine. soo seetee nit ñi ni ñu fanaanee ci biir cellules yi li ñuy lekkee seen nekkin foofu mun nañu wax ne nekkin boobu mun nañ ko assimiler ci li ñuy wax torture. xam nga li ñu war a xam moo di kaso nekkul maanaam hôtel à 2 ou 3 étoiles kaso la mais kaso dañ koy humaniser pour que mu mën a tomber ci li loi internationale yi demandé ci nit ko xam ne que dañ ko placé ci biir kaso yi. tey jii nekk bu nekk ci prison tey ba ay observateur ñëwoon tey jii kooku dina doy waar te là maa ngi ci attiré attention autorités yi bis bu ay observateur étranger ñëwee indépendant parce que dañoo signé ay maanaam ay charte ak Nations Unies bis bu ñëw ànd ak seen ay kii ñëw ba ci prison yi boo xool yaakaar ne demuñu ba jógee classe B ba ñu classe A ñëw classe B mun na gën a aggravé parce que tey dëkk yooyu tey dañ mun suñu xalaat dëkk tey ñu ne état moderne la ñi nga xam ñoom lañ fa téye nekk ci yenn nekkin yi. non je crois que seen yelleef motul image yi ñu jot a gis wane na ko je crois que soo seetee semaine yaag weer yi passé aussi bien ministre de la justice bu bees bi dem nañ ci kaso yi. les conditions sont difficiles. il faut ñu maîtriser ko parce que mën na jur li nga xam ne peut-être mën na jur musiba parce que des cas d'évasion am na après des cas de risque tamit am bi ma déggee que situation boobu am na dama yónni foofu équipe d'enquêteurs les premiers éléments dafa fekk ni am na ay détenus dañu yoroon ay portables yu bare lu toll 250 portables xam nga nu mu demee foofu nu mu duggee foofu ñu ngi tudd tamit ay chambre indienne loolu nu mu demee loolu yëpp il faut ñu vérifier ko davantage ma ne ñu gestu davantage ñu jox ma résultat yi su amee su ma jotee résultat bi nañ jël suñu matuwaay pour jéem a saafaral situation boobu. moom ci boppam reconnaître na ni que suñu kaso yi Sénégal dafa respecté le standard yi nga xam ne moom la Nations Unies tëral pour que ñu ko respecté pour mun a sàmm yelleefu ñu nekk ci biir kaso yi. député yi tamit commission des lois temps yi dama rafetlu trop nit ñi demee ci prison yi xool ñoom seen bopp gis li fa am. donc prison yi ñu dem yëpp li nga xamante ni bi bokk nañ ko ñoom bi ci njëkk mooy surpeuplement ñoom ñëpp ko bokk. norme bi li mu wax mooy lii ki nga xam ne dafa nekk en détention préventive maanaam dañ ko il est dans les lions de la prévention atte guñu ko kooku waruñu ko boole ki nga xam ne dañ ko atte ba pare xale waruñu ko boole ak mag jigéen waruñu ko boole ak góor. waaw donc am na benn genre de discrimination boo xam ne war na am. mënuñu nag catégoriser systématiquement ne kii c'est un prévenu il faudrait que ñu dugal ko dans des conditions yoo xam ne par rapport aux condamnés parce que les infrastructures ne répondent pas madame. mandat de dépôt bu jógee justice ñëw ñun suñ devoir loi bi nee nañ mandat de dépôt bu jógee justice ñëw ci ñun
ñu écroué dugal ci kaso bi. administration pénitentiaire ñoom maanaam dafa mel ni rek bërigo la boo xam ni amul suuf amul kaw da nga ñëw rek di dugal da ngay dugal rek. ñun du ñu apprenti pour wax monsieur le magistrat alors car rapide bi fees na donc dootu ñuy dugal non. heure bu amee ordre d'incarcération mandat de dépôt bu ñu ko xasee ba def moom bu ñu xasee ba indi la moom ba présenté ko foofu moom da ngay dugg rek. dañ ne doomu aadama bi bu fekkee magistrat bi au nom de la société nee na kii lii la def mandat bi moo la dañ la ko jox pour nga garder ko dañuy garder. magistrat yi seen loxo yenn saa yi day xaw a gaaw te tàng waaye ñoom tamit boo ko xoolee dafa nekk loo xam ni ku nekk da ngay xëy suba rek kii nga gis ne moom la yenn saa ñu ne alkaati ba gaaw ñoo jàppee dafa la sa PV indi la moom ñëpp la ñuy ciblé. yëf yi c'est une chaîne bon ca tàmbali ba lu am solo la même depuis police ba parce que police mooy buntu ak gendarmerie ñooy buntu justice depuis foofa itam ñu xool seen conditions yi nga xam ne ci la ñuy liggéey. les solutions pour les prisons mooy léegi def nañu constat bi ñu bëri suñu waxee prison yi dañuy wax prison de Rebeuss waaye soo demee ci région yi moo gën a yées soo demee prison bi mel ni Koutal ñun au mois de juin demoon nañu fekk observateur de privation de liberté bu Diouf Tall mais dafa def recommandation pour naan Koutal nañ ko tëj immédiatement ndax prison bi dina daanu te bés bu daanu ay fukki nit ñoo fay dee waaw prison yu Njaareem même chose soo demee Ziguinchor c'est la même chose kon Sénégal tey amul benn prison boo xam ne répondre na ci normes yi nga xam ne ñoom la Nations Unies tëral pour que prison yi di koy respecter ci wàllu maanaam surpopulation ci wàllu lekk ci wàllu faju loolu yëpp prison Sénégal maanaam conditions yu gën a yées n'est-ce pas fii ci mun naa wax fii ci bokk na ci conditions yu gën a yées fii ci Afrique. ñun ñaan nañ gouvernement bi def ay effort pour loolu deñ te itam dégg nañ ñu léegi ci budget bii yokk nañ dund gi budget bi ñu fi indil gis nañ yokk nañ dund gi def ko 637 donc yekk nañ 37 francs ñu wax nañ leen ni doyut. ñuy def kay moo di léeg-léeg bu fekkee ne budget bi permettre na ko ñu def ay réflexion pour apporter pour maanaam changer tant soit peu conditions yi nga xam ne ci la détenu. prison bu ci nekk da ngaa am budget booy dundale ña fa nekk budget boobu téeméer ak ñaar fukk la. 600 francs yooyu bu ne pour ñetti téeméeri député la comme Thiès ñu war ci dundal ñetti yoon loolu xam nga du mën a nekk. ci téeméer ak ñaar fukk boobu du lekk gi rek même paju mi ci la bokk. il y a des possibilités bu fekkee ne effectif bi dafa yokku c'est possible ñu def ay rallonge budgétaire dafa am. budget bi nga xam ne moom la état bi di joxe ministère de la justice moo gën a tuuti surtout li nga xam moom la ñuy jébal kaso yi parce que nit ñi dañ ko deful mu nekk priorité l'école mooy priorité moo tax ñuy dugal ay milliards ci l'école Sénégal fii képp ku ñëpp dugal ci biir kaso rek nit ñi dañoo defe ne nit ko bon nga et que da nga fa war a dem pour ñu toroxal la ñu sanctionner la société bi moo gëm loolu je crois que loolu nag tant que ñu ngi koy continuer di gëm état bi du faydal kaso yi maanaam li mu war a def ci kaso yi pour ñi fa nekk am dund bu am solo duñ ko def. Maintenant est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant ñu trouver ay mécanismes yoo xam ne ñooy tax ki nekk ci kaso bi maanaam au lieu ñu mettre ko en direct avec le monde carcéral ñu trouver ay mécanismes yoo xam ne dina tax ba dugg ci kaso bi mais bor bi nga xam ne moom la amal société bi bor boobu mu war ko fay. ñu mën a xool ñu defee prison à ciel ouvert comme exemple yi am dëkk yeneen dëkk yi comme ni ñu ko waxee travaux d'utilité publique yi dëkk bi ñu ngi wax yoonu yokkute di wax liggéey mais prison bu lu nekk yoonu yàqute. am na ci dëkk yu bëri peine alternative yi te je crois que ça dépend rek ci politique pénale maanaam lan la nguur gi ak état bi jublu ci wàllu prison su dee pour jubante nit ki la wala boog pour que nit ki fay société bi li nga xam ne moom la def je crois que peine alternative war nañu ko mën a instituer. dafa am une réglementation boo xam ne bii moo nekk en place administration pénitentiaire defu ko État du Sénégal par le biais du législatif ñoo mettre en place dispositif yoo xam ne dañ ko appliquer aux détenus évidemment bien sûr texte bi texte la
application bi application la. prisonniers yu bëri tey soo leen waxoon dem leen chaque matin ngeen bale jumaa bu Ndakaaru ngeen nii soo leen bare ba pare ngeen ñibbi seen kër nit ñi signé ak ñaari loxo te je crois que boobu suñ ko defee non seulement nañu désengorger prison yi waaye tamit nit kooku dina def liggéey boo xam ne dina njëriñ société bi te dina mën na ci biir këram am fa dund bu am solo la. war nañu favoriser également bon la libération conditionnelle grâce présidentielle amnistie si c'est possible yooyu yëpp c'est prévu par la loi. suñu bëggee bilan Sénégal ci wàllu ak yelleefu doomu adama mu gën a amélioré wu dañu war a gëstu kaso yi fexe ba ñu defal li nga xam ne moom moo ñu war. infrastructure yi dafa war a yokku dañu war a tabax ay kaso. dinañ tabax ay prison yu bees bon am na benn prison bu ñuy tabax Diamniadio moom moo nar a remplacer bu Rebeuss bi bon pour 1500 détenus bon yëpp pare na daanaka donc te buñ koy tabax day nekk prison bu moderne bu répondre normes yi. et c'est peut-être même la raison pour laquelle ñu ngi am un programme de construction de prisons et de réhabilitation de prisons. kon mën nañu wax ni que constat bi def nañu ko léegi dootul suñu organisation Amnesty Radio wala Ligue waaye état bi ci boppam ñoom ñoo reconnaître ni que lii xew ci biir kaso yi vraiment du honneur ci honneur Sénégal. am na benn jataay bu ñu amoon ak président de la République yàggul bon am na ay député fekk def nañ prison yi ba pare am na ay député yu ko wax loolu bon yëg na ko bon xam naa ni dina ci def dara. waaw premier ministre bi aussi wax nañ ko dina ci def dara ministre yi jaar ci suñ kanam ministre de la justice ministre de l'intérieur ñi fi jaar ñëpp député yi nekkoon ci tournée bi ak ñeneen sax ñëwaat nañ ci mbirum prison yi waxtaan nañ ci ak ñoom bon ñun wóor nañu ni dina am amélioration. kon jafe-jafe yi bari na wante ci note d'espoir boobu rek la ñu mën a sukkandiku. di wax ñu dem publicité dellu siwaat lawal jàngat bi ndax loo xam-xam Samba gën laa xam boppam ñi nga xam ni ñoom lañ déglu léegi ñoom ñooy ñi demoon di leen seeti wante ñoom ñu koy dund nan lañ ko gisee loolu laa leen di proposer juste après la publicité. premier jour kaso ko kun tàgge sa waajur rek. da nga yaakaar ne comme si ñu ne la sa àdduna dafa tukki quoi da nga yaakaar ne sa dund sax est-ce que jeexul. comme man bi may tëj fekk na ma préventionné quoi 5 ans quelques mois mu doog ma atte jugé ma tëj ma 10 ans mu doon loo xamante ne ma xool dese 4 ans et poussière. yow li ñu fay fekk nga dem ñu ne tëj na la nangami at. loolu noonu dee bu ndaw la quoi day mel ni sa àdduna dafa tukki quoi. def naa fa 10 ans. 10 ans yi dund naa fa loo xamante ne nii jàkkoonte fa loo xamante ne nii doy na waar lool. comme tëdd nii tëddaay bi dara baaxu si. ay 40 personnes néeg bi ma nekkoon man ay 40 personnes ñoo fa nekkoon néeg bu yem nga surpeuplé ko def ci 40 personnes. léegi ay 6 mètres di def ay 100 ba 200 bu peesee ba pees. bu dee 100 mètres la. am na lu ñuy wax paquetage. paquetage maanaam mooy bopp tànk ak tànk. gars yi dañuy croiser. kii bopp bi fii lay féete waaw bopp tànk dañ koy croiser. kii bopp bi fii ki tànk bi fii. yow fi sa bopp di féete fi nga war a teg sa bopp ay tànk ñooy nekk foofu. yërëm sa tànk fu muy nekk am na ñaari bopp yu ko sekk. yërëm sa bopp fu mu nekk am na ñaari tànk yu ko sekk. intervalle bi boo dugalee sa tànk boo wàccee sawi ji boo ñëwaatee sa place day disparaître quoi du loo mën a gis. gis nga sardine potu sardine soo ko dajee gis nga ni ñuy paqueté kii bi noonu la gars yi di tëddee. mais foofu nga am droit foofu lañ wax fa ngay tëdd da ngay tëddee côté. ci weñ bi. waaw da ngay tëddee côté wala nga ngemb comme mbër. pour tàngaay voilà pour salo bi bañ la gaañ ak weñ bi bañ la xoos. da ngay gis nit bu fa nekk ay weer yow doo tëdd jaaxal saa boo tëddee wet ngay tëddee wet ba pare jub xocc comme cure-dent sa tànk sax du lemu sa loxo sa doo ko ñegeñaayoo foofu mu jub xocc nga war ko def pendant combien de mois
am na boo leen tëddee dañuy fanaanee jonkon lem seen ay tànk ba fajar duñu nelaw noonu lañ koy enchaîner. ku bañ a tëdd. duñu am fu ñu tëdd parce que duñu am fit ñii dendool dañ lay wàññi buux la nga ñaax sa place. boo jógee perte nga après si chef de chambre bi ngay dem réclamer ko moom mu jéem a ñëw feneen ku mu la dugal xajalal la ko si biir nit ñi. soo naree kii ñu escanté la créé la dóor la balaa chef de chambre bi di ñëw bay comprendre bay bëgg muy dugg yow jot nañ la escanté. mënu moom saxaw la dute waaw mënu bi saxaw la dute nga ñëw ak mu roog bër. non non même bu roog bër kooku yaay suñu amoon nañ daw ba fatt saxaw moom day léger suñu loxo dafa si ber moom diñ si xool fii ba koo bëgg gis di nga ko gis des fois meew lay doon mais meew bi day xormet meew moom da nga koy gis mu weex ni rek quoi comme ça di ceeb am na ñu ndekkee ruy comme ay Sébikotane ruy bi tamit sucre bi du saf quoi sucre bi day yem yow doo sentir dina xaw a mangeable mais pas du mangeable effet comme ni ngay lekkee dëggantaan. soo amulee yow moyen nu mu mënta mel yow da nga koy jël mu xormet da nga koy jël sucre bi ëpp da nga koy jël. menu carcéral jagan la. jagan bi moom waaw ceeb la boo xamante ne moom ceeb boobu bokkul la sax ceeb bi si biir. fay c'est pareil li nga bàyyi fii rek boo demee foofu loolu nga fay fekk. bokkul ak ceeb bi ñu wax parfumé wala yow. ceebu parfumé bi bokkul. ceeb la ñebbe bu nu def tuuti diwlin rek ak tuuti keccax. day am ay xeer day am ay xottu butéel ay xeer nga yëy da ci ngandi xeer comme xeeru géej xeer bu ndaw bu dëgër këcc nga yëy ko ay affaire yoo xamante ne xam nga comme ni ñu sabadul. flaque korok perpète arrivant jagan wala corvée lexique boobu ku ko dégg xam ni tey ñu ngi waxtaanee ñi ci gannaaw miir yu guddi yi. Sens Interdit sur Sen TV dafay aborder tey les conditions de détention dans les prisons sénégalaises. Sens Interdit sur Sen TV tout de suite après la publicité. Sénégal ñu ngi leen di nuyu am mbégte dalal leen ci Sens Interdit sur Sen TV Sens Interdit tey di indi beneen thème beneen plateau de réflexion jagleel ko ñi nga xam ne ñoo nekk tey ci kaso yi mooy ñi ñuy wax ne caabi daf leen a féete gannaaw. wax nañ leen sànq flaque bu ngeen déggee flaque ci kaso mooy flagrant délit bu ngeen déggee perpète mooy perpétuité wante bu ngeen déggee correct mooy correctionnel kon am nañu noo xamante ne bi moom la ñuy woowee lépp lu leen fa dal. cour nag saay bu ñu ko déggee xëy na xel day dem ci ëtt wante bu ñu nee cour ci kaso mooy waxtu wi nga xam ne ki ñu téye dina ko génn fudd ay tànkam wala wa illa mu def sportam. bu ñu nee corvée itam ku ne xam na ni kaso dafa am nu mu tëddee am na yu ñu leen fay sas ci yooyu lu ñu leen ci sant ñu def ko yaa xam ut ndox yaa xam bale fa ñu nekk dañ koy duppee corvée wante jagan mooy li nga xam ne moom la ñëpp bokk ndax mooy seen menu principal. kaso yi nu mu tëddee ci Sénégal loolu la ñu bëgg a xool avant ñuy door waxtaan wi. réewu Sénégal am lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari établissement pénitentiaire fanweer ak ñaari maison d'arrêt et de correction ñaari maison d'arrêt yu nekk fii ci Dakar ñaari camps pénaux mu di camp pénal bu Liberté 6 ak Koutal ak itam benn maison d'arrêt bu nekk ci Sébikotane yu si ëpp ci ñoom ñu ngi ko ubbi woon ci temps colonial. fii ci Dakar am na ñaari prison yu ñuy denc jigéen ñi mu di bu Liberté 6 ak Rufisque beneen kaso bu ñuy denc gune yi di mag bu Dakar Anne ak benn pavillon spécial ci hôpital Dantec ngir détenu yi feebar. ci théorie kaso yi fii ci Sénégal ñetti junni nit la war a dalal ci jeextalu atuma 2011 kaso yi ñu ngi doon am lu toll ci juróomi junni ak juróom-ñaari téeméeri détenu yoo xamante ne. Safiatou Ba Ndiaye merci. kaso yi ak ni ñu tëddee ci Sénégal xam ngeen ñaata kaso moo fi am ak ni mu tasee ci biir réew mi kaso nag communauté carcérale bi ñett lañu ki tooñ ki ñu tooñ ak ki juum ñoom ñëpp nag buñ leen fa dencee dafa am lu ñu waraloo ak ñoom am na ñoo xam ne dañ dem di ko gëstu
muy ñi nga xam ne ñi ngi dox ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama. am na ñi nga xamante ni bi tam ñoom la ñu tuddee l'administration pénitentiaire muy benn démembrement bu nga xamante ni bi ci wàllu justice gannaaw bu ñu attee ñoom la ñu dénk ñoom nu ñu yoree ñi nga xam ne ñoom lañ leen di dénk yan jafe-jafe la ñuy jànkonteel ngir yor leen yor bu dëppoo ak ni ko yi àq ak yelleef bëggee wante itam yor bu dëppoo ak ni ñu yore doomu aadama bëggee ñoom administration pénitentiaire naka la ñuy yore ñin leen dénk wante itam ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toogal askan bi muy député ndaw réew mi def nañ fa ay jéego xool ñoom itamit naka la ñuy yoree ñi nga xam ne ñoom la ñu denc ci kaso yi loolu laa bëgg ñu seetaan ko ñoom seen ay jafe-jafe lañ fa gis ci lu ñu war a soppi wala lañ fa gis ci lu leen jaaxal ñu dellu si waat ci plateau bi. boo gisee yenn conditions yu métti. ñetti junni yi ay prévenu lañu maanaam ñoo xamante ne kenn atteegu leen yéex gi ñuy yéex a atte ñi ñuy teg loxo moo waral nag ba xaaj wala sax lu ëpp xaaju nit yi nekk ci kaso yi di ay prévenu kese ba bés biñ leen di atte xam ndax dañu leen ñu denc ci biir kaso yi wala sax dañuy mën a dem am seen liberté. surpopulation carcérale di kaso yi fees dell ba duñu sax attan nit ñi fay denc nekk na nag jafe-jafe bu rëy rëy ci kaso yi ci Sénégal rawatina fii ci Dakar. ndax nag Dakar rek suñ ko xayma dina dalal lu toll ci 40% population carcérale bu Sénégal di nit yi ñuy tëj bërëb yi ñu leen di denc nag doy waar loolu ndax nag dina boole xat lëndëm salte waaye itam xet gu bon ndax nekkin gi benn néeg rek mën nañ ci denc lu ëpp téeméeri nit lu ni mel tax ba kuréel yi faral di xeex ak yelleefu doomu aadama di koy faral di nakarlu saa su ne xeex googu sax moo taxoon ba ci atum 1995 si la ñu jot a séparé quartier jigéen ñi ak quartier góor ñi waaye itam quartier yi nga xamante ne pour mineurs yi la waaye teewul ba tey soppiwul lu bëri ndax jafe-jafe yi ñu ngi fi ba tey te képp ku nekk ci établissement pénitentiaire yi moo xam ñi ñu teg loxo wala sax personnel bi fiy liggéeyee ñoom ñëpp ñuy dund jafe-jafe yooyu. li ko waral moo di depuis 1822 jusqu'à présent est-ce que au Sénégal am na fu ñu tabaxee kaso. indépendance ba léegi mosu fi tabax ay prison loolu tamit problème la. boo jëlee un établissement pénitentiaire quelconque muy def mu war a def 800 détenus mu dugal fa 1500 détenus. ñett ba ñeenti chambre yoo xamante ni bi benn bu ci nekk ba ci nekk ci ay nit ëpp na ñaar téeméer rek juróom fukk ak lu topp. loolu neexul administration pénitentiaire. kenn waxul ne ñoom seen biir kaso yi dañ fay nekk di torturer waaye condition de détention yi nekk ci biir kaso yi tey ci Sénégal mun nañu wax ne dafa jege li ñuy wax torture. surveillant des prisons yi duñu ay bourreau. mën nañoo wax ni sax ni nit warul mën a nekk ci condition yi mel noonu quel que soit loo def. ci dëkkin ni ñuy dundee ni ñuy dajaloo foofu maanaam àq ak yelleefu nit sax bàyyi ma sax léeg-léeg maanaam waruñu ko téye noonu. La prison c'est pas un enclos où on enferme des rien que des xam na laa ko mën a waxee mais kaso daal nekkul loo xam ne lii